لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ci kàddu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo yor comité d'organisation màggal gi ñu ngi dalal ñëpp ci jàmm di leen ziar yu gën a tedd ci bis bu mag bi nga xam ne dañ koo daje di ci fàttaliku bis bu mag boobu nga xam ne maam Thierno Ibrahim ci la daje woon ak magam ju baax ji mu jóge ci tikkoom bu rëy boobu bi nga xam ne ci la indee xéewal yi ñu indil lépp. kon bis boobu bisu murit ñëpp la bisu lislaam gépp la di tàmbalee ziar yu tedd yooyu nag ci Serigne Sidi Al Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa général des mourides mi nga xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci dëkk bi di Daarul Moxti nga xam ne yamulu kook dara ba tax na màggal gii dana fi def ay fan yu bari ànd kook ñun di ko def te wax na ma ci làmmiñu boppam ne bi mu koy def ak léegi ëpp na juróom-benn fukki at kon kooku du benn bis. li ñu xam ne moom la sëriñ bi sàkku nag tey mooy ñu gàttalu jataay bi te mu am njariñ ndax dañ koy def ci direct yéen ñëpp seetlu ngeen ko te waxtu wi dafa gàtt te dab nañu ba noppi kon nag li ñuy sàkku mooy képp koo xam ne jox nañ la ci kàddu nga gàttal wax yi fi ñu la ci yamloo it nga yam foofu ndax loolu mooy defar liggéey bi loolu it waxtaan nañ ko ñi ñu séqal liggéey bi yëpp kon nag programme bi nii lay tëddee. teew yëpp ci turu Cheikh Sidi Mokhtar di jiital ci nuyoo boobu Serigne Abbas mi nga xam ne mooy borom jotaay bi waaye di ko def ci turu Serigne Moustapha mi nga xam ne moom la ñu Serigne bi booleel ak ñi ñu àndal ñëpp tudd nañ ko léegi ci délégation bi. ñu di ko def itam ngir xam ne Serigne Bass moo waroon a teew fii waaye yàlla dogal mu nekk ci ab tukki kon buñ ko defee moom lañ ko defal kon Serigne Bassirou ñoo ngi lay jox nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ak cantam ak ñaanam ci bis bu tedd bii tey nga xam ne ba mu nekkagul Serigne Touba la doon ñëw di ko bokk ak yéen ba tey jii mu nekk Serigne Touba wéyal jëf joojee mu doon def ñuy jël nuyoo bu sell ak ñaan yu sell ak siyaar bu sell di ko teg ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo Serigne Abbas ngir li nga xam ne yaa ngi koy dox ci diggante Daaru Musti ak Touba ak diggante Serigne Abbas ak Serigne bi xanaa ku xamul waaye ku xam rek xam ne tànk yi nga ci war a dox yaa ngi koy dox kon Serigne Bassirou nga jottali Serigne bi nuyoo bi ak cantam ñuy jël nag nuyoo mboolem suñu kilifa yi fi toog yëpp ak taalibe yi yëpp di ko boole ci nuyoo Serigne Abbas boobu ngir nee nañu waxtu wi dafa xat di nuyu Serigne Cheikh Astou Faye bu baax itam di nuyu Omar Gueye di nuyu Ali Nguy Ndiaye mi nga xam ne moo jiite délégation bi. di ko di sàkku ci moom mu jottali nuyoo bi ci Omar Gueye ak ci Abdou Ndéné Sall ak ñi ñu àndal ñëpp ñu jël nuyoo boobu tegal ñu ko ci loxo président de la république ak canti sëriñ bi ak ñaanam ak moom ci boppam di Aly Ngouille Ndiaye ay cantam moom it ak ñaanam ngir lépp lu mel nii su fa teewee dana fa wax ju am njëriñ dana fa wane bi yar dana fa wane ay teggin may jël nuyoo mboolem ko aju ci gouvernement bi. ko aju ci administration ak élus locaux yi ak ñëpp ak parti yeeg ñëpp di ko boole ci biir nuyoo boobu ngir xataayu waxtu yi di wax rek ni Serigne Sidi Mokhtar mi ngi am mbégte bu baax ci Daaru Musti ci li ci sunu gannaaw ñu weesu ko te ñu dund ko te di ko séentu itam li ci kanam kon Serigne Bassirou Serigne bi cant mënut a jéggi cant te gannaaw na ñu waxtu wi dafa gàtt cant mënut a jéggi tan cant Serigne baa ngi leen di siyaar di leen sant di leen ñaanal ci bis bu tedd bii nga xam ne amul bis boo xam ne maanaa toll na ne moom mën nañ koo wax wala boog bis bu mu ëppul itam ëppoo ko ndax li xewoon ci lislaam ci bis bii tey dong réyal na bis bi rawatina nag rencontre maam Thierno Birahim ak Serigne Touba mu gën a tee réyal bis bi kon bis bi bis bu rëy rëy la te li ko lal mooy pas-pas li ko lal mooy ngëm li ko lal mooy ragal yàlla
kon li fi mat a wax lépp di ay ndénkaan sëriñ Bassirou dana ko wax waaye ñu soññee ci tuuti soññee bi nag mi ngi tegu ci nit ñi nañu gëm yàlla te dal te xool li nga xam ne lii tey mooy tax ñëpp xam ne mooy jëmale Sénégal ñu def ko te loolu li ci war a jiitu mooy ragal yàlla te balaa ngay ragal yàlla da nga koy xam balaa ngaa ragal yàlla da nga koy xam bu ñu xoolee tey jii dee yi bari na lool bu ñu xoolee tey jii lakk yi bari na lool waaye loolu li sabab loolu alxuraan waxoon na ko allazina yaakuluuna riba laa yaquumuuna illa kama yaquumu allazi yataxabatuhu seytaanu min almasi alxuraan ne woon na saa bu lekk riba gi baree ba daj nit ñi ndof gi bari te diw rey na ndeyam diw rey na baayam diw rey na jarbaatam loolu ak ndof mënu koo féete kaw alxuraan ne woon na saa bu njaaloo gi baree dee gi bari ñi ngi dee ci géej gi ñi ngi dee ci lakk yi ñi ngi dee ci biir kër yi ñi ngi dee fu kenn xamul kon ñaari yëf yooyu rek laa bëggoon teqale tey ji nit ñi nañu dal te sàmm seen wutin bi fexe bay lekk lu lew fexe bay ragal yàlla bàyyi lépp la nga xam ne ak tere la ni ko maam Thierno Ibrahim mii defe woon ñeent fukki kilomètres yi mu wër yi ko wër moo ko gor jël ay mboolam ay kàngamam installé leen fi ba fii may waxe yow ku bokk daaru foo dem wuti suuf yaa ngi bàyyi suuf fi nga dëkkoon kon loolu ak njàmbaar la goo nga xam ne ñëpp war nañ cee xool ci bis bu mel nii tey kon sëriñ Abbas ñoo ngi ñaan yàlla mu yàggal la fi ñoo ngi ñaan yàlla mu tàppe xol yi def jàmm ci suñu réew mi ndax jàmm ci la lépp nag ndax loo mën a am te amoo jàmm amoo dara bala nga xam ne jàmm neex nga am ñaari minute képp yoo xam ne dañoo takk say loxo ci sa gannaaw ku ne di nga ne wool leen ma ko boo nee ci jàmm nag doo xam ne jàmm neex na kon yàlla na yàlla tàppe xol yi yàlla na yàlla jubali nit ñi tañ bàyyi xaste yi bàyyi saaga yi te xam ni Sénégal benn bopp la benn dëkk la génn kër la te dañ leen a nawoon ci civisme naw leen ci moral naw leen ci éthique naw leen ci lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf rahmaani rahim. Mes chers compatriotes, mes chers coreligionnaires, mes chers condisciples, permettez-moi de vous adresser un discours au nom du comité d'organisation du Magal de Darou Mouhty. Le Magal, tel que Cheikh Ahmadou Bamba le recommande, entre dans la logique d'adorer Dieu, car c'est une manière de rendre grâce à Allah. En effet, le Cheikh dit Rumtu shukur Allahi sil jalali min talsasin bi zikri wal halali. En l'an 1913 de l'Hégire, j'ai recommandé de rendre grâce à Dieu, le détenteur de la majesté, par l'évocation et par la prodigalité des festins. Cependant, l'aspect festif ne doit pas l'emporter sur la dimension spirituelle dans la journée du Magal. Nous devons strictement y rappeler les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, qui ne sont que ceux de l'islam, afin de revivifier notre foi. Mais également, il doit être une occasion pour réfléchir sur les choses temporelles. En effet, l'homme est un animal politique. Les vaches sont des vaches parce qu'elles ont tout simplement un génome humain, bovin. Les singes sont des singes parce qu'ils sont uniquement un génome simien. Les êtres humains sont des hommes parce qu'ils sont non seulement un génome humain, mais également ont la particularité d'être social. Avoir un génome humain ne suffit pas, mais il faut également avoir un cadre de vie permettant de développer les potentialités qui se trouvent dans le génome humain. Comme, en tant qu'être humain, doit se comporter à l'égard des autres, contrairement aux animaux dont les actes des uns à l'égard des autres sont dictés par des automatismes. L'être humain a la possibilité de faire des choix d'action qui doivent être déterminés par des valeurs ou des principes. Dans une république telle que la nôtre, le citoyen doit se placer dans un point de vue de l'intérêt général et de privilégier le bien commun par rapport à ses intérêts personnels. Mais cela demande une éducation du jugement qui ne peut avoir que par l'inculcation de valeurs. Cependant, nous qui habitons Darou Mouhty, nous devons être plus perspicaces dans notre façon de faire des choix. Puisque citoyens, nous devons certes des devoirs envers la République. Nous avons certes des devoirs envers la République, mais également nous connaissons nos droits. Et ce sont ces mêmes droits qui doivent formellement déterminer nos choix et nos adhérences lorsque nous sommes appelés à exprimer à travers le vote. L'exemple de Senghor peut nous servir de leçon, car il était de profession chrétienne. Or, il bénéficiait de la quasi-totalité du soutien des chefs musulmans.
parce qu'il voyait en lui comme le meilleur pour le Sénégal, en général par son programme. Et en quoi l'homme serait-il plus responsable que les autres animaux? La réponse à cette question se trouve dans le Coran. Dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Par conséquent, ce qui nous distingue des animaux, ce sont nos bonnes œuvres. Autrement dit, la notion de l'éthique. Notre vie n'a de sens que lorsque nous avons un principe de vie. Quel est le principe de vie défini par le Coran? Tabaraka allazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Quel est l'idéal du Sénégalais? La réponse est simple, aucun, si ce n'est que la course vers l'enrichissement. Et souvent, peu importe les moyens pour accéder à la richesse. Par ailleurs, dans un commentaire de la politique d'Aristote, saint Thomas d'Aquin disait, je cite, « C'est le propre du sage d'ordonner ». C'est-à-dire que là où il y a de l'ordre, il y a un sage qui a mis cet ordre. Par conséquent, la sagesse est une qualité essentielle pour tout être humain qui veut gouverner ses semblables. Cette idée correspond également à celle du Coran. فَهَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. David tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse. La sagesse, voilà le mot. Serigne Touba disait également à Samba Laobé, je te recommande de ne jamais tomber dans la tyrannie et dans l'injustice, car tout tyran assurera sa propre perte. Par ailleurs, Mame Thierno Ibrahima Fati, toute sa vie durant, à travers ses actions, concrétisait ce que Cheikh Ahmadou Bamba enseignait. C'est pour cela qu'il peut nous servir d'exemple et de modèle. Si l'Afrique est toujours en retard, c'est parce qu'elle ne marche pas dans le sillage de ses modèles, comme Cheikh Ibra Fati. La part du commerce mondial de l'Afrique est actuellement de 2,2% contre 6% en 1970, soit une baisse de 600% en valeur actuelle. Dans son fameux livre « L'Afrique noire est mal partie », paru en 1962, René Dumont, malgré son pessimisme inouï quant à l'avenir de l'Afrique, reconnaissait que le mouridisme aurait pu être une locomotive pouvant tirer l'Afrique vers le développement. Dumont disait, je cite, « Les mourides ont du courage et de l'esprit d'entreprise. Si leur devise ordre, travail et discipline étaient effectivement appliquées dans toute l'Afrique noire, les chances du développement de ce continent seraient considérablement accrues. » Dans les années 60-50, la population africaine était environ 222 millions, selon Dumont. Mais en 50 ans, cette population serait multipliée par 5, soit presque 1 milliard de personnes en 2010, tandis que la production agricole n'augmentera que 2,7%. Par conséquent, l'Afrique sera dépendante de l'extérieur en matière d'alimentation, d'où la pertinence de l'indication de Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, pour nous faire éviter cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Serigne Touba, dans les années 1880, attirait déjà notre attention sur l'importance de l'agriculture dans une économie et la recommanda à Mame Thierno Ibrahima Fati. Wa fi zar'i ruhul khalqi in kunta aqilan wa fihi imadu ad-din lil hurri wal 'abdi idha kunta lam tazra' fa innaka muzallalun wa nafsuka mashghulun wa kasbuka batilun. La miséricorde de Dieu envers les créatures est dans l'agriculture. Elle est le pilier de la religion pour les esclaves et les nobles. Si tu négliges le travail de la terre, ton existence sera la misère et le besoin. Pour qu'un peuple soit plus indépendant et prospère, il faut aussi du savoir et de la technologie, puisque cela permet de transformer ce que nous cultivons. C'est pour cela que le Cheikh consacrait son combat et son djihad au savoir. Inni ujahidu bil ulumi wa bituqa. Mon djihad se fait à travers la connaissance et la piété. Sur le plan économique, cette recommandation est plus que pertinente. En effet, outre les matières premières comme le pétrole, le gaz, le zircon, l'or, le phosphate, etc., dont le Sénégal dispose, l'agriculture toute seule aurait pu permettre à notre pays d'être riche. D'autant plus qu'il dispose suffisamment d'eau, le fleuve Sénégal, le fleuve Casamance et le fleuve Gambie. De plus, les terres ne manquent pas. Pour terminer, nous, mourides, nous croyons dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, comme d'ailleurs Edem Kodjo qui disait, je cite, « L'Afrique n'aura rien à envier aux puissances occidentales. Si les Africains
se baser sur les enseignements tels que ceux de Cheikh Ahmadou Bamba. Fin de citation. Faisons alors de sorte que son enseignement soit la base de notre façon de gouverner. En effet, cela permet de donner à l'Afrique une autre image. Il faut rappeler que l'Afrique est victime d'images toutes faites, de stéréotypes. C'est la raison pour laquelle on porte toujours sur nous un jugement négatif. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo suñu sëriñu mboolem xalifa yi rakki Serigne Touba yëpp ak cheikh yi Serigne Touba yëpp ak seen njaboot gi nekk ci ndaje mi. mi ngi nuyu mboolem kilifa yi diine ak kilifa yi aada yi nekk ci jataay bi. président mi ngi beral nuyoo Serigne Abbas Mbacké moom mi nga xam ne moo fi maam Thierno Birahim moom ak ay rakkam yépp ak njabootam. président daf ñu fi yebal ci bés bi ñu ànd ak ministre Omar Gueye, secrétaire d'État Abdou Ndéné Sall, ministre conseiller Khalifa Dia, ànd ak gouverneur de la région de Louga, préfet du département de Kébémer ak sous-préfet ak mboolem chef de service yi nga xam ne yi ñu ngi ci région bi. sëriñ bi président ci boppam démb ci ngoon bi timis jotee gise nañ mu wax ñu yab ñu ci bésu tey bii muy bés bi nga xam ne dafay màggal comme ni ko ñi ma fi jiitu waxee bés bi Serigne Touba Khadim Rasoul daje ak rakkam ja maam Thierno Ibra Faty Mbacké gannaaw bi mu ñibbisee Gabon. bés boobu mu dellusee dafa woolu maam Thierno ne ko mu fekk ko Ndar seen gise boobu moo tax sëñ Mohamed Fadel ne gise gi bàyyi Thierno gisee ak sëriñ bu mag bi moo dàq kon nañu ko màggal bu ñu màggal génn àdduna la. bés bii di fukki fan ak juróom ci weeru Chaban dafay également bés bu am solo ci l'islam ndax gannaaw bi suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafay fukki weer ak juróom-ñeent ca Médine daan julli di jublu baytul maqdis bés bii la jot ndigal muy jublu julli Makka. kon anniversaire bi dafa am bés bu am solo muy bés bu mag di bésu mbégte ci diine l'islam bés boobu la ñuy màggal tey. kenn ku ne xam na ne maam Thierno ku Serigne Touba wóolu woon moom ci léppam la koy firndeel mooy njabootam gu bari moo leen jàngal nekkoon ku ñépp xam ci jaamu yàlla. jàmbaar la woon di liggéey di te néew wax lool. Sëñ Touba waxoon na it ne bu fekkee mbindeef dina ma xam kon maam Thierno rekk moo may xam. moom lañu xam koo xam ne Sëriñ Touba moo ko yoral boppam yar ko jàngal ko. Sëriñ Moussa Ka nee na keroog miraas ma Bàmba na leen Thierno mooy sama wàll su amee mu doynu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Thierno doy na ma man it doy naa ko. seen ñaari maam ñoo bokk benn wayju ndax maam Asta Waalo waajuru maam Jaara ak maam Absa Mbakke ñoo bokk baay. maam Asta Waalo moo meññ maam Jaara maam Absa meññi maam Fat Diop mi meññi Mborom Daaru ci ak ndawam ba ci ak magam mosuñoo wuute sëriñ bu mag bi moo seere lool. boo demee ci téere sëriñ Moussa Ka bi mu bind jaar-jaari maam Thierno mi ngi wax ne moo njëkk a jox sëriñ Touba ñaar fukki junni ak juróom-ñett mu tolloog li mu arafi Touba. sëriñ Ibrahima Diop nee na ku ñëw ci maam Thierno di wut si xam-xam da nga fekk maam Thierno nekk géeju xam-xam da ngay tànq ba doyal te du jeex bu dee njub nga fiy fekk
da nga fi fekk géeju njub bu dee mayug yàlla tamit géej li woon foo fekk maam Cerno du day dàq lore di indi njëriñ sëriñ Fallu mu baax mi nee na jàngal nañu ba ñu ne ar mu yar ñu ba ñu ne nar mu yëg ñu ba ñu ne jar borom daaru taalibe la woon borom xam-xam la woon jàngalekat la woon ba pare doonoon liggéeykat maam Cerno bokkoon na ci ñi gënoon a xarañ ci réew mi ci wàllu mbay dugub ak wàllu gerte ci wàllu mbay jàngee nañu ci téere doomam Sëriñ Basiru Anta Ñang mu ne at mu ne daana ñoral junniy barigoy gerte ak junniy barigoy dugub daan ko yóbbu addiyee Sëriñ Tuubaa borom jëf jooju doy na royuwaay ci mag ñi waaye doy na royuwaay ci ndawi réew mi sëriñ Abbas gannaaw bi la ñaanalee nga yàgg fi lool te wér président mi ngi lay feddali kóllëreem mook njabootu Daaru Muxti ñi ngi sàkku ci yow nga ñaanal réew mi ñaanal ko moom mi yàlla teg ci boppu réew mi ndax lépp li mu yéene Sénégal mu àggale ko ci jàmm nawet bi ñuy dëgmal yàlla indi ci ndox mu bari mu du yàq dëkkuwaay yi ak gàncax gi te muy tamit nawet bu barkeel ba ndam bi ci yàlla def raw lépp loo xam ne am nañ ko ci daaw ñi ngi jublu fii ci Sénégal ay jongante yi ñuy jublu muy jëm ci wàllu élection ñuy waxit nga ñaan ci yàlla def ci ndox mu sedd guy ndaxte doomi réew mi dong ñoo koy xëccoo yàlla may ñu ci ndam te bu ci ñun ñëpp ndam rek mooy lépp am ci dal ak jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla ak yonent bi jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah السميع العليم والصلاة والسلام على الممدوح بالخلق العظيم ورضي الله عن الشيخ الخديم وعن أخي الشيخ إبراهيم الكريم أما بعد صاحب الفضيلة ممثل الخليفة العام للطريقة المريدية حضرات السادة الشيوخ الفضلاء ممثل البيوت والأسر الدينية السيد الوزير رئيس الوفد الحكومي الممثل لرئيس الجمهورية السنغالية أصحاب السيادة يعني النواب أو السفراء كافة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مدينتكم هذه دار المعطي وكالعادة قبل كل شيء أطلب منكم أن تقرؤوا سورة الفاتحة مرة واحدة وسورة الإخلاص 11 مرة على أرواح إخواننا وأحبابنا الذين سبقونا إلى اللحاق بالرفيق الأعلى ابتداء من الشيخ مودو حيشة مبكي من الشيخ محمد الأمين من الشيخ الخديم مرورا بالإخوة الشهداء فيما بات يعرف بالداكا ووصولا إلى الشيخ الخليفة العام للطريقة التيجانية السيد الشيخ أحمد تيجان شي تغمدهم الله تعالى بواسع رحمته وأسكنهم فسح جنته مع جميع المسلمين السابقين واللاحقين بسم الله فاتحة فوق الإخلاص البن bokk yi fi jiitu buñ ko tàmbalee ci Serigne Modou Aïssa mi nu gën a jege di rakki Serigne Cheikh Sidou Moukhtar ak ñi nga xam ne
ñëpp xam nañu léegi luy Daaka la fa amoon ci ay nattu taanee la ko ci kilifa gu mag gu tedd sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si moom sëriñ Babacar si moom mi nga xam ne waxoon na ne abuna abu bakrin wa in kaana fil qabri radina bihi cheikhan ila axiri dahri ñu boole ko ci kiram innahu min al-azim ma yudkhilu al-farh wal-bahja والسرور في قلوبنا أن تشاركونا هذا الاحتفال السنوي المبارك الذي نتذكر من خلاله حدثا تاريخيا هاما في حياة السنغاليين عامة وفي حياة المريدين خاصة وبالأخص آل الشيخ إبراهيم فاتي مبكي ألا وهو رجوع الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه بالمنفعه في غابو والتقاؤه بأخيه ومريده الصادق الشيخ إبراهيم فاتي في مثل هذا اليوم المبارك النصف من شعبان ونحن اليوم إذا نحضر تلك الذكريات السعيدة وتلكم اللحظات الأخوية والإنسانية المباركة التي جمع فيها ربنا الحكيم ذلك الرجلين الكريمين المتحبين بعد طول فراق وانتظار وكما يقال وقد يجمعه الله وسطين بعدما يظنان كل ظن أن لا تلاقيا لا شك أننا إذ نتأمل في كل ذلك نستحضر أيضا تلك الصفات والأخلاق والقيم التي طبعت فيها شخصية الشيخ إبراهيم فاتي رضي الله تعالى عنه فلقد رباه أخوه الأكبر الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه على معاصين السيم ومعامد الأخلاق والطهر هو من دنايا وسائل الأخلاق والرذائل ومما كان يوصي به هذه القطعة المباركة كما كان يعرف أوصيك بالعلم وبالأعمال مع التواضع على الكمال وبفضل تلك التربية الأخلاقية التي أصبح الشيخ إبراهيم نسخة من شيخه طبق الأصل في كرم الشجاع والتعالي بالفضائل فهذا ما سعيد بشاعر حسني من جمهورية موريتانيا الإسلامية إبرا فاتي الإمام قوس شبيه لأخيه في وصفه والساتي يقتفي إسره مساء وصبحا قائلا حاك حيث يسمع هاتي حمل سيق يبرأ حملا ثقيلا من قسال الخديب خير ثقاته فلقد كان رضي الله عنه القلق مؤمنا بربه متوكلا عليه قواما تقيا نقيا عالما ربانيا قنوعا شبورا زاهدا في الدنيا وعتامها ومغرياتها ومصائر الزخرف والقلاب فيها وكان صموتا إلا عن الحق شجاعا مقداما لا يخاف في الله لومة لائم محبا للشيخ الخديم في الله ولله يفديه بالروح الطاهرة ويضحي بشرفه وعلومه وأوقاته وحياته بل وحياة أولاده ووالدته من أجل الشيخ الخديم رضي الله عنه كما كان رضي الله عنه مشهور بالتعني في أمره والتروي في أحكامه والتمحل في تصرفاته بلا إهمال ولا إقبال ولا نسيان قال الشيخ محمد عبد الله العلوي في كل ما يريده تأنى وبالتأني نال ما تمنى وجزائر العصاني آخر الكلام هنا قال فما لك في المكارم قد تنشقون إذا غد الكرام من الأنام هذا ومن أجل وأثر الصفات والقيم الأخلاقية التي تعلى بها الشيخ إبراهيم الجود والكرم والسخاء والبطل إذا لم يكل في طلب وكسب الحلال فقد كان دائما الاستعمال والتعامل مع الأسباب لكنه لم يتعلق بها أبدا ثم من ثمرات تلك الأعمال الطيبة التي كان ينفق في سبيل الله ويعين الفقراء والمحتاجين خاصة للكوارث والذكبات والفاجعة الاقتصادية معطاء لا يتوارى كما قال محمد أحمد الديماني الشيخ إبراهيم لا يتوارى عن ضيفه أبدا ولا يتمارى متفرد بسخائه وذكائه وعلومه وأراه ليس يبارى
وبهذا الخلق الكريم أيضا مدحه الشيخ محمد الفاضل بن الشيخ الخديم رضي الله عنهما فقال: أتيت إلى المعطاء في دار المعطي ليشكى شكوى القبض مني بالبسط حميد القتال ثابت الجأس أمة علي في النضا في عالي الخصب والقعط. والخليفة الشيخ حباس هذا حفظه الله ورعاه إذ يذكرنا بهذه القيم العميدة والأخلاق السامية، يدعو جميع المريدين المتحلقين بالشيخ إبراهيم فاتي إلى التعالي بهذا ظاهرا وباطنا أتى فيهم وفي معاملاتهم مع أهلهم وجيرانهم، إذ بالخلق وحده يترقى المريد في سيره إلى الله تعالى، وبه مدع الله تعالى نبيه في كتاب العزيز بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كما قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأحاطها مرتين أو ثلاثة، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق عظيم، وإن الله يقل الفائز البذيء. وفي رواية: ما من شيء يوضح في الميزان أثقل من عنصر الخلق، وإن صاحب عنصر الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وكذلك يدعوكم الشيخ الخليفة إلى تعليم الأولاد وتربيتهم تربية إسلامية، لأن الجهاد الأكبر اليوم بالنسبة لنا في تحصيل المعرفة والتعمق في العلوم الشرعية والكونية، كما قال شيخنا الخديم رضي الله عنه: إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمعيبن شاهد. ويدعوكم أيضا الخليفة الشريف حباس إلى الاجتهاد في العمل وطلب الحلال، وخاصة الزراعة التي كانت محنة الشيخ إبراهيم بإذن من الشيخ الخديم الذي أوصاه بهذين البيتين: وبالزرع روح الخلق إن كنت عاقلا، وفي عماد الدين للمر والحبد، إذا كنت لم تزرع فأنت مذلل ونفسك مسؤول وكسبك باطل. كما يعثركم أيضا من محبة الفرقة والشقاق والجدال بسبب التعصبات السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو أخرى، فلكل واحد أن يختار من يشاء أو ما يشاء دون جدل أو مراء أو مخاشمة أو ملاعنة أو سب أو شتم. ولا تنسوا واجب حفظ حرمات هذه المدينة المباركة وضرورة تجنب جميع ما من شأن تغيير شيء من هويتها الإسلامية والمريدية. وأخيرا يذكركم الشيخ ويذكرنا الشيخ الخليفة بالمشاريع التنموية والخيرية التي بدأها طامعا في أن يشاركه في إتمامها وإنجازها جميع المنتسبين إلى الشيخ إبراهيم شيوخا وأطباء وأحبابا. ومن أجل ذلك أنشأ ما يعرف اليوم بديوان الخلافة الإبراهيمية التي يضم اللجان والهيئات المشرفة على الأعمال والمشاريع الخيرية خدمة للنهج والتراث الإبراهيمي التي خلفوا لنا، كما يمد يد التعاون إلى كافة الناس في كل ما يرفع راية الإسلام عالية شامخة قفها. بارك الله. وختاما يعلن الشيخ بالغ الشكر الجزيل للحكومة السنغالية وعلى رأسها السيد الرئيس ماكي سال لما قامت به من رعاية كريمة لهذه المناسبة الدينية بتلبية جميع الطلبات التي يحتاجها تنظيم سائر الاحتفال بهذا اليوم المبارك. كما نوجه شكري الخاص إلى الإخوة في اللجان المشرفة على شؤون هذا العمل الكريم، والشكر الموصول إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي قامت بتغطية هذا الحدث الديني من بدايته إلى نهايته في مجلسنا هذا. ونسأل الله تعالى
العلي القدير على كل شيء القادر على كل شيء أن ينفس السنغال وسائر بلاد المسلمين وأن يديم فيها نعمة الأمن والأمان والرخاء والسلم والاستقرار ببركة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kii ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi sëriñ Abbas moom mi di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty mu yëkkati kàddoom di ko jëmale ci ki nga xam ne moo fi teewal sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar te sëriñ Moustapha nekk ci bopp ba di doomi sëriñ bi ànd ak jabootub sëriñ bi di leen seereel ak cantam ci sëriñ bi di leen seereel itam ne li nga xam ne moo fi nekkoon démb ak bërki démb yàlla teg ko ci loxoom noonee mu nekk woon ci loxol ku fi nekkal Serigne Touba noonee la ko tegee ci loxoom képp ku fa xam ne yaa ngi nekk ci dëkk bi nga nekk njabootuk borom Darou Mouhty nekk njabootuk borom Darou Mouhty foo mën a nekk moo xam ci dëkk bi la wala feneen la na nga xam ne lépp mu ngi ci loxol Serigne Cheikh Sidou Muxtaar ndax mooy Serigne Touba ci kaw suuf yeesalaat loolee nga xam ne mooy kilifteef gi nga xam ne moom la am ci kër borom Darou Mouhty te yàlla jox ko ni ko yàlla joxe moom mii di Serigne Abbas noonu la ko joxewaat lépp nekk liggéey Serigne Touba ak borom Darou Mouhty na kenn ku nekk xam ne donte yees la woo itam xam ne Serigne Abbas yeesalal na la ci Serigne Cheikh Sidou Muxtaar ndax loolu moo xam ne mooy yoon wi. kon Serigne Moustapha Serigne bi mi ngi koy sant bu baax te yaakaar naa ne loolu du jar guddal ndax li Serigne Cheikh Bara wax ci seen tur yéen ñëpp lu leer la Serigne bi li mu jàppe Darou Mouhty li mu jàppe borom Darou Mouhty boo ko xoolee da nga naan xanaa ndax Serigne Mouhamadoul Amine Bara ak Serigne Touba rek a tax wala nga ne Serigne Cheikh Awa Balla moo tax. waaye loolu lépp am na ci waaye jikkoy boppam ak nu ko yàlla melal ak nu ko yàlla sàkkale boppam loolu itam am na ci ndax nit dina amub cër te du ko téye nit dina am lu mu war a fonk te woyofal ko waaye li nga xam ne cër ba ko ci yàlla jox lépp sëriñ bi xam na ne ak ña ko jiitu woon xam nañ ne téye na ko ni mu ko war a téye te melokaan wi nga xam ne moom la ko yàlla baaxee yàlla jagleel ko ku mu neex ak ku mu naqari na nga xam ne Serigne Cheikh Sidou Muxtaar nii mu yore yoon wi kenn mënu koo yore yoon wi neneen nu dul nii loo xam ne dana ko mën a joxoñ nii mooy ni nga xam ne nii mu ko yore mooy li mu ko ni ñu ko war a yore loolu nag ab junj la ku xool na nga xool ci biir da nga gis li may wax ni mu ko yore ndax ñoo xam ne dem nañ ba buñ ko mënoon nangu ci suñuy loxo tariix yépp dinañ ko nangu ci suñuy loxo def ko muy koo xam ne moo jiite lislaam yépp ndax loolu sax du moo am jëfi yàlla sunu boroom bu ko xasee taxawal barkeel ko foo yaakaar ne du fa àgg rek dana ko weesu boo ko yàlla boole ci Serigne Touba mu dikk wane ne diina jëpp nañu doon benn yàlla di ko ci suuturaal loola mooy li nga xam ne mooy wee waxtu wu nekk kon Serigne baa ngi koy sant bu baax di fedd li nga xam ne mooy li fi nekk di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay yéen nekk ci wetam te di ko jottali li nga xam ne mooy ay itteem di nuyu mboolem kilifa diine yi fi teew yépp mboolem kër yi diine yi fi teew yépp mboolem bokk yi nga xam ne bokki kër gi lañu bokki tarixa bi lañu ak bokki diine ji lañu yépp sëriñ baa ngi leen di nuyu ministre bi nga xam ne moo jiite délégation bi jógee ci ki nga xam ne moo di président de la république di ko nuyu di jaare ci moom di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ak képp ko fi teew te yor daraja rek nuyu nañ la ci daraja ja nga amee te loolu suñ ko waxee moo di xam nañ ne barab bii ñu nekk Darou Mouhty barab bu képp ku bëgg lu ma mën na koo def mu gën a diisal balaasam ci yowmal xiyam lu gën a gaaw rafet jikko mu gën a gaaw ci gën a diisal balaasu ndax jëf yi dañ koy peese looloo tax mu wax loolu kon nag sëriñ bi mi ngi woote ci ñu jikko yooyu te sakku itam nag ñu jàngal gone yi ndaw yi yar leen won leen li nga xam ne mooy tarbiyatul islamiya te loolu buñ ko amut ak dara du ko jar ndax jikko yi ñaaw yépp loolu rek foofu lay sa booba li nga war a xam ak li nga war a mel nga jaar ko loolu mooy li nga xam ne moo la ciy dimu ndax loolu bu ñu ko doon seet jihaadul akbar bu ñu ko doon tudd tey foofu la war a jëm moo di gën a xóotal sa xam-xam ci wàll yépp nag loolu dafa mel ne bu jihaad doon am fii mu ne jihaadul akbar foofu lañu war a gën a jëm fii tahsilil maarifati wa taamuq fi l ulumi shar'iyya wa kawniya te loolu mooy li nga xam ne boo ko xoolee indi ujahidu bil ulumi wa bi tuxaa ji sëriñ bu wax day daal di mën a firi loolee te moo di xam-xam ak ragal yàlla bu ñu àndee rek sunu borom mën naa dimbali jàmm bi ba la mu yóotu mu jot ko kon sëriñ bi dañu fàttali itam bu baax a baax ci farlu ci jëf ngir tedd te di ko rafetal delloo ci aaya bi ci hadiis bi nga xam ne yoo xam ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab da ngeen di wut waaye na ngeen di rafetal seen wutiin ndax loolu dana rekk loo xam ne dana la dimbali ci sa jàmm yàlla
kon sëriñ bi dafa bëgg loolu bu ñu ko defee ñu xool ko ci li nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa waxoon borom Daaru Muxti wa fi zarxi ruuxul xalqi in kunta aqilan wa fi amaadu diini lil xurri wal xabdi sëriñ bi da ko waxoon ne ko képp ku amum xel nañ déggu nag da ko sart in kunta aqilan ku amum xel moom tax muy wax ku amum xel na nga xam ne mbay dara mënut a yem ak moom boo ko defut itam lépp loo yor da nga dem jënde ji ko lu ñuy bay te dara nag doo ko mën a doo ca mën a mucc ndax li dundal doomu aadama ci mbay mi lay jóge loolu kon sëriñ Tuubaa loolu la ko dewoon sëriñ bi ne nan xool ca loolee te itam sëriñ bi mi ngi wax ne ñëpp nañu déglu kaddu yi mu leen di wax li mu leen di wax mooy nañu fexe rikkuwaay ministre bi junj na ko léegi ay élection yi jub ñëpp nañu dégg li muy wax ñu dem ba mu jàll wala ñu nekk ca biir dégg ak taqalikoo am nañ ko ci moytu ak ŋaayoo am nañ ko ci moytu werante nañ ko ci moytu parparloo gu metti ci wàllu politique ba kenn ku nekk yàqal la sa àdduna yàqal la sa njaboot loolu nañ ko ci moytu kenn ku ne nekk am nga sañ-sañu tànn ka la neex tànn la neex te werante du ci am coowoo du ci am xastante du ci am ŋàññante du ci am wax lu bon du ci am ba àgg ci way jur jàmbur wala leneen du ci am dañ ko dégg lu baax molaana sab aw satmi dara du ci am nee na loolu nañ ko bàyyi xel ndax lu gën a war a mën a jegeel ay xol da cee am waaye nañu xam ne dénk na leen digal na leen rawatina fii ci Daaru Muxti ak fu waay nekk te aju ci borom Daaru Muxti na nga xam ne loolu la digal nañ bëgg lépp na jàll ci jàmm ku ko dégg nag ni ko mel mbokkam daan waxee rek sëriñ Abdul Xudoos bu la neexee nga roy ca waaye ku ko roy doo juum te da nga gis njariñ la te mboolem ñu dëkk ci dëkk bi itam te yëngutu ci wàllu woowu bu ñu fàtte mukk war may dëkk bi nga xam ne mooy war may Daaru Muxti la nga xam ne moo ca war ci lépp loo xam ne mooy wane ne lii mooy mandarga bi war a doon bi ko sëriñ Tuubaa joxe borom Daaru Muxti waaye bu ko kenn wëlbati boo xam ne boo fi dikkee duutoo ko xameeti ak beneen dëkk boo xam ne am ma Sàmba wala am ma Demba moo ko sosoon na wuute waxtu wu nekk ak dëkk yooyu ngir ndégalu sëriñ Tuubaa ak borom Daaru Muxti loolu it bëgg na nee na buñ ko fàtte mukk nañu jàpp ci loolu xam ne yàllaa ko wuuteele ak dëkk yu bari nañ ko wuuteele ak dëkk yu bari ñi fi nekk it bu ñu xamee loolu te dund ko yàlla mën na leen a dimbali ci lépp kenn du sonn te li ñu bëgg danañ ko jot kon nag mi ngi fàttaliku bu baax a baax ci li nga xam ne moom la sumb te yàlla rek tax mu sumb ko muy liggéey yi nga xam ne bëgg na daal lépp loo xam ne kilifaam yi ko jiitu woon ba ci sëñ Seex Xaadim mi mujj def nañ ko fi lépp lu mu ci war a dolli dégg ngeen ko wax nañ ko ci anam yu baree bari booba léegi waaye mi ngi leen koy gën a fàttali bëgg daal ñëpp ñoo xam ne bu dee cheikh bu dee taalibe bu dee soppe te bokk ci aju ci borom Daaru Muxti ñëpp daal bëgg na kenn ku ne dugal ci sa loxo te na nga mane ci xel mu rafet dàpp ca la nga xam ne noonu la yàlla man loo loolu moo tax mu sos lu ñu tudde diwaanul xilaafatul ibrahimiya nga xam ne dafa am ay commission yoo xam ne ñoo ko seq commission yooyee sax ci la ñu sàkk ñoo xam ne ñoo yor liggéeyu màggal gi fii ñu toog ni ba léegi kon loolu nag la bëgg ñoo xam ne moom day defa ko lu dul liggéeyal borom Daaru Muxti liggéeyal ndonal borom Daaru Muxti wane liggéeyu Sëriñ Tuubaa yëkkati loxoom tàllal ko ci mbooleem doomu aadama yi ci lépp loo xam ne nag luy taaral lislaam la lépp luy yëkkati lislaam la bu fekkoon ne drapeau lislaam la lu ko yëkkati muy fër-fëri loolu ku ko ci woo ku nekk na la xam ne tàllal na la loxo sëriñ bi nag di wax ne bi ñuy def màggal gi dañu am loo xam ne noo ko mënal sunu bopp moomal ko sunu bopp di ko def leneen la ca des ñu seq ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi te ka nekk ci bopp ba moo di président Macky Sall sëriñ bi ne mi ngi yëkkati cantam jëme ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy ànd ak président ci liggéey bi xam ne ba ñu defee suñu ndaje yi ak ñoom sëriñ bi bind ay leetar la nga xam ne moom lañ doon sàkku ci ñoom la ca ëpp lépp ñëw na kon nag loolee nga xam ne moom lañ doon sàkku ci ñoom ca la ca ëpp lépp ñëw na sëriñ bi nee na mi ngi la koy seereel yow ministre bi ak ñi nga àndal nga xam ne sëriñ bi sant na leen ci ca loolee la ca manqué xëy na leen du lu am solo waaye am na leneen lu ca dolliku lu ñu foogutoon kon loola wuutu na la nga xam ne mooy la ca manqué te la ca dolliku te séentuñu ci woon moo ëpp doole la manqué te ñëwut kon loola kon mën nañu wax ne lépp mat na mi ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di leen ñaanal yàlla mi nga xam ne moo leen teg ci kanam nit ñi mu may leen xol ak xel moo xam ne mi di ngeen ko àndeek nit ñi
te kenn ku ci nekk ñu jox ko wàccukaayam kenn ku ci nekk ñu jox ko la nga xam ne mooy cër ba nga xam ne moom la ko sunu boroom jagleel ci lépp lu mën a doon nag. te duñu fàtte itam nag sant ñi nga xam ne mooy waa presse bi nga xam ne ba ñu tàmbalee ba tey jii fii nu toog waxtu wu ne ñi ngi ci mboolem ñi nga xam ne dañuy lu ñuy gis la wala lu ñuy dégg la wala lu ñuy bind la ci njëlbeen ga ba ci mujj lépp ñu ngi ko ànd ak ñun. kon nag sëriñ bi na nga ñoo ngi lay seereel ne mbooleem ñi nga xam ne àndoon na ñoom liggéey bi ci bokk yi sant nañ leen bu baax. tàmbale ko ci sa njabootu bopp gi ci biir kër gi ak ñi nga xam ne ñooy commission yi ànd lépp ci commission yi diwaanul xilaafa bi ak li ñi nga xam ne mooy yore màggal gi. Cheikh Ibrahim mu ne moom du nëbbutu kenn du tëju kenn ganam gu ñëw da nga koo gis lu war ci yow dana ko def loolu itam yaakaar naa ne bokk na ci li nga xam ne moom la ñu war a li ñu war a dund ci jamono ji ñu toll. te loolu a Cheikh Mouhamadoul Fadil da ko firndeel ci li nga xam ne moo woyam yi mu ko waxoon ne ko damaa ñëw fekk borom Daaru Muxti ci dëkkam bi moom mi nga xam ne ab joxe waa kon la te booba li ma tax a jóg mooy am na lu ma bëgg mu faju waaye noonu la dal di fajoo ndax booy ki nga xam ne ay jikko li sell la nit la koo xam ne ku dëgër la nit koo xam ne ñëpp la fi nekkal te koo xam ne ak tabeem moom xamul noor xamul nawet xamul jamono ju naqari moom waxtu woo dikkee rek li war loolu rek loolu Cheikh Mouhamadoul Fadil waxoon kon nag sëriñ bi di sëriñ Abbas bi nga xamee ne mi ngi nii fàttali jikko yi nga xam ne mooy jikkoy borom Daaru Muxti yi te woo mbooleem ñi nga xam ne njabootu borom Daaru Muxti lañu taalibe borom Daaru Muxti lañu ñu takku ci loolu tënku ci zahir ak ci baatin atadhara fihim wa fi muamalatihim ma ahlihim wa jiranihim te loolu bu ñu ko defee seen i waa kër seen i njaboot seen i dëkkandoo dañoo war a yëg loolee ne loolu mi ngi ci ñoom kon nag loolu mooy li nga xam ne day dëppoog ay yi nga xam ne moom la sunu borom tagge woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka ala xuluqin aziim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neenu ndax du ngeen ma laaj kan moo gën a rafet ab jataay bu ëllëgee ci yowmal xiyam ñu noddu tisbaar xam naa dafa am koo xam ne moom alluwaam da koo nax wala boog mu weesu fa mu waroon yam xam nga li ëpp doole ci sunu société bi ñi xam seen compétence fu mu yem bëriwul seen rang social ak seen compétence fan la tàmbalee ba keneen tàmbalee am na ci ñoo xam ne xamuñu ko mu ne ma ba ñu daan nodd ga daanee rek dañu daaneelee nodd gi rek boobu dañ doon séentu ngeen taxawal julli ma ne ko ñun sëriñ Abbas ma bu nu ne woon bu leen jullee te duñ julli te moo ne ma àggalee leen ndax tisbaar yaatu na te loolu mooy diine loolu mooy sharia mu ne ma maa ngi jéggulu kon ma ne ko bala arab yi dañuy wax ne al adlu laysa min al adli surhatul adli laysa min al adli gaaw a yedd bokkul ci maandute mu ne ma maa ngi jéggulu ma xam nag bu déggaatee tey nu muy def sëriñ bi daf ma ne tisbaar ji yaatu na àggale leen waaye diine li tax jàng gi li sëñ bi doon fàttali ci jàngale njaboot gi mooy loolu da ngay fexe ba sa diine bu ko aj ci kenn la li nga war a xam ci sa diine bu ko aj ci kenn boo ko ajul ci kenn rek te loolu mooy leen sëñ Tuubaa sant ndax dinaa taalif téere yoo xam ne li aju seen diine yi lépp dana ca nekk man loolaay ci sama war dinaa ko def bu boobaa doo ci xoloo doo ci da nga xam sa julli bu yàqoon noo koy def lii ñu def fan lañ ko teg waaye nañ ciy maandu nag baax na ci kon sëriñ bi ñu ngi sant bu baax a baax di la xamal ne léegi bi nga santaanee ñu taxaw ci liggéey bi li ma tàmbali woon léegi bi nodd gi tàmbali jàpp naa ne sëriñ Cheikh Assou Faye mii benn ndaje mu ni def moo xam ne bi du faw da koy teewee CLD yeeg CDD bi ak CRD bi yëpp ba ci commission bi nga xam ne moom la gouverneur waxoon ne nañ ko def ñu def siiwi day ñëw teew te bu bàyyi woon ma teew rek doy na sax ci anam yu bari tax ma di ko wax waxuma ko ngir mu jaamala bëgg ñu ne wax na lu neex wala lu rafet taxul ma di ko wax li mu ko jëf ci nu ànd ko yow moom ngir yow moo tax ma di ko wax te gis naa ne du ma rus ministre yi du ma ci rus keneen gis naa ne ba ñu tàmbalee di yëngal màggal gi ba léegi jàpp naa ne bu dul moom sëñ Cheikh Assou Faye du gouverneur wala préfet sous préfet kon moo may téléphoné ne ma fu ngeen tolloog lu ngeen am ak lu ngeen ñàkk mosuma koo dégg
ci moom suba ngoon ci moom laa koy dégg. mbaa sa xel dal na ci moom laa koy dégg amul keneen ku ma ko dégg ci moom ca kaw ba ci suuf nag. te amul benn lettre boo xam ne bind nga ko te defuma sama numéro téléphone ca suuf ak numéro téléphone Xaadim mi wala Abbas wala kenn ñaar wala ñett bëgg bu kooku bëggee tàggantiku ne fu ngeen toll. waaye nag yàlla baax ndax sutura am na borom daaru la yàlla suturaal Sëriñ Tuubaa la yàlla suturaal te sutura si du fi jógee ba tax na loolu amut waaye tëreewul li ñu bëggoon am nañ ko. kon ñoom it loolu dàqantewul rek ñu sant leen waaye ñu xam ne yëgoo dafa baax Sëriñ Tuubaa da wax ne yàlla yëg àdduna yëgoo. kon sëriñ Cheikh loolu sëñ bi ñu la koy seeral suñu cant ci moom bokk na ci biir ak ci bitti tey day taxaw di laaj waxtu wane fu ñu toll lu ngeen am ak lu ngeen ñàkk kon sant nañ ko bu baax a baax. amu benn jafe-jafe boo xam ne bi gën a metti ci jafe-jafe yi ñu ci am ci màggal gi toog naa fi sa kanam nga di ko dox di ci wax ma wax ci ngir sa baat te loolu mooy douanier yi nekk ci Rosso Mauritanie ak Rosso Sénégal. li nga xam ne sonal nañ ko njaboot gi jëm si woon ci màggal gi musta am benn yoon jàpp naa ne boo xam ne sonné na ñu toll noonu la nga ca daj ak la ma ca daj jàpp naa ne daj loo ma ko ci defe naa ne amut benn yoon te wax nga bind nga ko ci lettre yi wax nañ ko ci CRD yi wax nañ ko ci appel bi waaye dafay mel ne faw ñu xoolaat lan mooy administration bi defe naa ne li sëriñ Xaadim doon wax léegi te muy lu ñu dëppoo ñu waxtaane ko noonu war nañu xoolaat bu baax naka la ñuy yore nit ñi kenn ku nañu jox la sa cër xam li nga am ak li nga moom te nit ki boo ko reconnaître du la reconnaître koo reconnaître du la reconnaître kon loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax waaye sëriñ bi bind wax yónnee ba noppi te loolu ay jafe-jafe di ci am loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ministre bi président na ko yëg premier ministre na ko yëg ministre bu mu concerné bu nekk na ko yëg waxtu bu sëriñ bi yëkkatee kàddoom ne ci ñëpp ànd ci jàppale ko ca loolee ba mu sotti waaye yaakaar naa ne bu fekkee ne màggal si nañu it njaboot goo xam ne ci dëkk bi la ñu dëkk nekkoon nu ak sot defe naa ne bu fekkee màggal si ne ci catle la ñu ñëwee te lu baax rek moo leen taxoon a jóg parce que koo xam ne kii alxuraan dafa ne lu baax bu la taxee jóg bu la yàlla moomee ci yoon wi aljanna nga jëm kooku boo koy dimbali yàlla ngay dimbali alxuraan da ko wax bu kuy jóg di wuti lu baax bu ko yàlla moomee ci kaw yoon wi aljanna la jëm kooku dimbale ko mu jàll fa mu jëm yàlla rek dajëb Sëñ Tuubaa ak Cerno rek a tax ñuy daje di sant bu baax gouverneur ak CRD bi mu àndal yépp di sant bu baax préfet ak CRDM di sant sous-préfet ak CRDM ñoom ñëpp bàyyiwuñ ci kenn gis nañu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ak ànd kook nun te muy loo xam ne itam lu ñu rafetlu la te noonu la ñuy sante itam ki nga xam ne mooy maire bi nekk ci dëkk bi moom itam taxawaay yi nga xam ne war na koo def na ko te mboolem ñi nga xam ne war nañ ko ànd ak ñoom itam def nañu la ñu war a def te Modou Diagne Fade mi itam fi nga xam ne fii la nekk ci conseil départemental bi moom itam lam ca waroon a taxawee na ko ca ki ñu wax itam Ibrahima Diagne ICC la mooy ñu doon buub dëkk bi ak yi nga xam ne mooy set am na fi loo bëggoon lool ñetti at a ngi ni ñu di ko dox waaye yàlla dogal na ci loxoom la sottee mooy ñu ubbi yoon wale ca corniche ba ca yoonu Touba wa moom mais moo ci joxe ndigal ñu def ko ñu nga ñaanal ko bu baax a baax ndax loo yàggoon a bëgg la te def nañ ko di nga xam ne ne la koo bëggee kon yaakaar nañ ne incha allah boo ko ñaanalee dana ko dal te am nañ yaakaar ci moom ndax ku yaru la ku tegginu la te ku bëgg lu baax la fonk na liggéeyam. Mokhtar Cissé bi nga xam ne mooy directeur général u Sénélec wax na ne lépp li nga xam ne da nga koo bëgg boo ko xamee na nga ko bëggee na la koy defee te loolu wane na ko lu tax mu wane ko mooy forage F4 bi. ginnaaw bi nga xamee ne ministre bi ñuy wax Birima Mangara taxaw na ci taxawaay boo xam ne di ko soññi dox ci ak moom ak keneen koo xam ne bëggul ma tudd turam président bëggul ma tudd turam ndax bu yàgg ba léegi muy dox suñu diggante ak moom di ca dox waaye Birima moom ba mu ca defee ak Mokhtar Cissé ñu dox ko yàlla dogal na courant bi takk na ci forage bi ci bisu màggal gi te ci ay pexe la ñuy def ba mu sotti ne sax ya ko waroon def yëpp dajewul nit nag bu ñu la dee defal ki ñu koy defal ki tax ñu di ko def da nga ko war a leeral ba mu xam ko ndax ñun taxuñu yow yaa tax kon Mokhtar loolee mu wax ne la nga ci bëgg lépp bu ci jógee sax lu ca war lu nekk na nga ko wax lu ca manqué ñu def ko kon loolu itam lu am solo Ibrahima Sall moom yaa ma déey léegi ne ma na nga ko beral cantu boppam kon ndigal lañ ci am li nga xam ne mooy jëf ji mu fi def ci fii nu toog defoon ko daaw defaat ko ren ji nga ne ma na nga ko jox cantuk boppam dama ko ber nii ndax ni nga ma ko wax bismil xalifa laa wax ndax yàlla ñuy jox ndigal te loolu mooy li nga xam ne wax nañ ko démb ak bërki démb kon fedd li lay doon kon dëppoo nag la ma ko waxoon ba muy door a toog ma ne ko fexeel ba looy def
ci kanam sëñ Cheikh Khady dama ko ne fexeel ba looy def na doon lu ñëpp bokk waaye jox Basiiru Mbàkke mu def ci ab magasinam wala jox Basiiru Mbàkke mu def ci jibaam na nga ko moytu defal lu ñëpp bokk waxoon naa ko kon lii kon loolu ci la bokk kon bu amee sa cant am sa ngërëm rek mën naa am yaakaar bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk ci kanamam te moo di ànd ak ki nga xam ne moo fi nekk yàlla teg ko ci bopp réew mi ñuy liggéey ngir njariñu réew mi te yàlla def jàmm defal leen ko ñoom ñëpp kenn ku nekk fa nga féete yàlla may nga mën faa am la nga xam ne moom ngay wut ki nga xam ne mooy Cheikh Mbeng couverture maladie universelle moom itam la mu la waxoon ba mu fi ñëwee doon noonu la ko defee te dara manqué wu ci nag te kat bu ñu santee Alaaji bu ñu santee Ibrahima Sall sëriñ bi dañuy jël mafal mii toftal ko ci moom lu tax ñu koy toftal ci moom bépp mbootaay boo xam ne wala benn ndaje moo xam ne comité d'organisation bi wootee na ko bu ko fekkoon mu tukki bitim réew day dagg billet ñëw fekke loola delluwaat yàlla tax nga di ko def sëñ moo daw bala tax nga di ko def waaye jëf joo xam ne wóor na leen ne doo ko réccu loolu mooy jëf ju baax kon ni nga nu sante ñu sant Ibrahima Sall danañ la sàkko itam ci loolu ci ma faal moom ak mboolem ñi nga xam ne mel nañu moom xam nga booy attee da ngay jël ñi nga xam ne boo ko jegee ci kanam boole waale ci des ku xam sa bopp dugg ci biir groupe boobee kon ko def lu baax ku nekk delloo nañ la ci ñaar ñooñu le mboolem ministère yi nga xam ne waxoon nañ ko am na ci koo xam ne li ma doon junj léegi ne li manqué am na lu ko ëpp moo di Ewa Marie Coll bi ndaw yi mu yónni woon ci yow keroog bi nga xamee ne ñëw nañ benn bi say ca dolliku ci ëllëg sa mu yónnee la ambulance boo xam ne médicalisé la fanaan ci ne nee na liggéey ci màggal gi te booba fi sa kanam bi ñu ko leerale dañu leen xamal leen ne leen ay at a ngi dañu di ko topp dig bi ñuy diggee muy dem rek ñuy diggee muy dem mu ne dina wuute bi yoon liggéey na ci màggal gi waxoon naa waa ji sax chef médecin chef bi ne ko bu ma nee teew ñu ci kanam boo génnee nga léemu ko xayrun bu du loolu it mu bàyyi ba nga dallu mu indi ko nga léemu kon kooku itam def na loo xam ne lu am solo ndax lañ séentu woon ci moom da koo def ba def ci lu ëpp loola kon loolu mooy li nga xam ne daje na ci boole ñu àndaloon liggéey bi koo xam ne kii nag xam nañu la nga ca def ak la ñu war a sant ak la ñu war a gërëm ndagam jataay bi yàgg na ci sëriñ bi lu ñuy def mooy waxtu boo xamee ne dem nañu fa nga xam ne fa la ñu tënke mbooleem li doon ci liggéeyu màggal gi incha allah lañ leen di ñaan rek mooy am na ñoo xam ne xam naa ne loola moom dañ koy xeeb léeg-léeg ba duñ ko teg ci seen i télévision wala duñ ko teg ci seen i rajo waaye loolu amul solo ndax léegi moom géew bi yaatu na ku la lu la ci waaye mayut it keneen dina la ko may te loola firndeel na wax yi sëñ Abdou Lahad ja woon kon nu waay mane rek na ci defe waaye nu ci waay mane defe ko ji bu la leer ne moom bis boo toogee da nga xam ne liggéeyal nga Sëriñ Tuuba ak borom Daaru Muxti te loolu kenn du ko def di ko rëcci maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf ñu déglu ñu tàllal sëriñ bi ñaan na ñëpp tàllal sëriñ Abbas ñaan sëriñ bi ñu wax ni Ousmane Tanor Dieng ñëw na fi démb na ñëpp tàllal Cheikh Mamadou Bachir sa doom ja moom Cheikh Abdoul Khadir moom it dafa tukki waaye bis bii rek la am magam ju baax ji rek la am moom itam ñu sàkku ñaan nga ñaanal Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Abdoul Khadir na ñëpp tàllal